ñu fas yéene nag dikkaat ak yéen seen émission bi la di politique à Thiès comme nañ ko rek safoo daan defee saa su nekk di fi dalal ay ndaanaan ci biir langu politique gi fii ci biir Thiès kaay ñu fas yéene ko faram-fàccee waaye itam actualité nationale de manière générale tey nag ma dalal fi ki nga xamante ne nii sama confrère la ngeen xàmmee ko bu baax a baax muy Pape Thioune nag tey maa ngi ko dalal sous la casquette de porte-parole du mouvement Gëm sa bopp fii nii à Thiès laataa ñu sóobu ci suñu biir waxtaan man ak moom du ma def lu dul nuyu ko bàyyi ko itam mu nuyoo ak yéen mbokk internetu Thiès Info Pape nuyoo bàngoo. jërëjëf Roqe comme ni nga ko waxee maa ngi am mbégte di partager ak yow plateau bi en tant que sa invité di am mbégte parce que yow moom dafa am lu bari luñ bokk n'est-ce pas. di nuyu nag mbokk internet yëpp yi nga xam ni saa si tembe ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi ñu war a waxtaanee nag lu soxal doxinu réew mi. ma ñëw nag en tant que porte-parole mouvement Gëm sa bopp. très bien alors Pape comme ni ma ko waxee nga nekk porte-parole mouvement Gëm sa bopp bi lee ñu gis ay fan ci ginnaaw ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi président de la république Macky Sall def na tournée économique am daal di dem foofu nga xamante ni moom moo nekk dans le nord ak feneen ak feneen ñu gis ci loolu ki nga xamante ni moom moo di sa leader tey Bougane Gueye Dany def tournée tibb tànk noonu la ko duppee daal di topp ci ginnaaw tànk ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall fa mu jaaroon rek mu jaar fa daanaka effacé laay wax wala wax leneen tey jii lan moo waral yow sa leader daal di taxawaay boobu tournée boobu en même temps naka nga ko analyser parce que tournée ku toll ni koo xamante ni président de la république Macky Sall moom xaarul 1 mois wala xaarul 2 mois xaar quelque temps mu ñëw topp te def li nga xamante ni moom mooy tournée tibb tànk lan moo waral tournée boobu. jërëjëf d'abord li jaar a leeral mooy bi mooy 3e fois le président Bougane Gueye Dany di def tournée bi di def le tour du Sénégal maanaam 3e fois donc yàgg na beneen bi itam tombé mooy waral ay gaaf ñun bi ñuy programmer tournée bi yàgg na donc président bu fay dem lu tax itam ñu annulé suñu bos beneen bi ci des Bougane dafa nekk sénégalais nekk citoyen boo xam ni réew mi doxee daf ko soxal nekkinu askan wi soxal ko mu yàgg ci dox yàgg ci taxaw te boobu dara xewagul ñëpp rappelé wu nañu 2012 bi fi mbënn mi di am boobu Bougane xalaatagul sax ba xam dina dugg ci wàllu bay laaj réew mi yu ni mel ci ñetti fan ci taxawaayam dajale na 500 millions ñu jàppale ko sinistré yi kon pour wax la ni kii nekkinu askan wi daf ko yàgg a ñor du tey donc lu yomb expliquer la donc loolee waral mu dem ñu tuddee ko tournée Sénégal tampi ci wàll bi tibb tànk Macky te itam bi président Bougane Gueye demee dafa wane lu bari loo xam ne dañu ko doon nëbb wane nañ fay abri provisoire ay classes yoo xam ni weñ lañ ay zinc lañ fa teg classes yoo xam ni amul clôture classe yoo xam ni ña fay jàngee bu ñuy jàng dana leer ni ba keroog ñuy wàcc seen xel du dal parce que saa su ne mën na daanu seen kaw n'est-ce pas donc ca noonu gis nañu aussi teeru bi ñu ko fa teeru maanaam Bougane dafa am benn mythe bu mu daaneel mooy dañu jàppoon ni le Fouta président Macky Sall rek moo ko moom mais bu Bougane demee bi à Ndioum rien que à Ndioum rek président Bougane bi mu génnee accueil bi nga xam ni moom la ko population bi accueillir ñu génn ñoom ñëpp en masse di ko teeru dafay wane nag foofu kenn moomu ko sénégalais bu nekk am nga droit fépp ci Sénégal nga dem fa xool na fa askan wi dundee noonu lañ ko teeroo Arofane noonu lañ ko teeroo Bodé Lao noonu lañ ko teeroo Joloñ noonu lañ ko teeroo. dañ ko fa attaqué ba muy wax ni ay nervi Macky Sall. waaw loolu mooy wane ni ci ban réew lañ nekk xam nga bu ñu demee ba njiital réew mi nga xam ni moom la ñu dénk lu jëm ci sécurité askan wi mu doxal ko bu ñu demee ba moom mooy ànd ak ay nervi yu ñuy seen ñu yor seeni gourdin loolu mooy wane ni kon ban réew lañ nekk yow mi war a yërëm askan wi yow mi leen war a aar yaay ànd ak ay nervi mais nervi mënut a empêcher nit ñi ñuy dox seen soxla nag mënut a empêcher le président Bougane Gueye Dany su waree dem wax ak askan wi mu dem def ko te gis nga Roxeer lii bu dàqul mën na jur yi jéey bu mag ci Sénégal tout récemment gis nga bi nga xam le président ñëw na Thiès gis nga ki nga xam ni nervi yi jàpp nañ ko sonal ko ba sapeur pompier ñoo ñu jëlee ko fa
effectivement n'est-ce pas. waaw donc loolu dafay wane rek ni réew mi ñu nekk nag jot na ku nekk xoolaat boppam surtout ñi nga xam ne ñoo faree ci nguur gi. parce que président je pense que ni bu fekkee dafay génn am na ñoo xam ne ñoo war a caytu li jëm ci wàllu sécurité. très bien problème mu nervi yooyu moom xam naa ni ñu koy waxee c'est une plaie ouverte ndax ku ci nekk yaa ngi ciy wax te itam kenn rafetlu ko ku ci nekk yaa ngi chercher à comprendre donc question boo xamante ne la war nañ ko résoudre ndax xajul suñu réew fii ci Sénégal. très clair mais Pape tey tournée li nga xamante ni Bougane mi ngi koy def de façon de manière générale muy tibb tànk bi muy beneen ak beneen bi li ma bëgg a xam mooy lan mooy solo si effectivement ndax yaa ngi wax sànq fee ca Fouta ay abri provisoire yoo xamante ni relevé ngeen ko fa mais bu fekkee tournée bi itam da ngay dem rek wax xalab ne waaw Macky Sall def fi lii def fi laa gis ngeen jël sa carnet noté finalement est-ce que am na sens lan mooy finalité bi yéen. dem nga Kaolack. Kaolack tournée bu fa président Bougane def moo tax mu tabax école. est-ce que ci prérogative am la mu tabax école. tabax nañ fa école. mais les Sénégalais war naa mën a tabax école. c'est très clair waaw moo tax non xam nga yaa ma posé question ni ma ba xam tournée yooyu ban solo la am. moo lay wax njëriñ bi. effectivement parce que njëriñ bi mooy. dem tournée Kaolack gis fa classe boo xam ni bu kuñ fa ni sa doom fi lay jàngee. sa xol laaj mu gis ko tabax ko. tubaab dafay wax ni tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. moom nit ñi mënoo jug nga ni da ngay faj seen soxla te xamoo seen jàngoro. te président Bougane li ko tax a jug mooy Sénégal fépp fu coono am mu dem gisal boppam maanaam nit ñi boo leen bëggee jiite da ngay xam yan jafe-jafe la ñuy dund te xam seen i jafe-jafe du da ngay toog ci sa bureau climatisé da ngay dem ci terrain bi xam li ñuy dund loolu moo waral génn boobu muy génn ñu amoon suñu programme mu 19 points programme boo xam ni un éminent intellectuel muy Ibrahima Sall l'ancien ministre des plans wax na ni programme yi ma liir yépp jëm ci wàllu élection présidentielle bi benn programme moo fi réaliste et réalisable mooy le programme du mouvement Gëm Sa Bopp te lu waral mu wax loolu mooy ñun laata ñoo def programme bi dañu dem ci terrain bi xam la askan wi dund ñoom ñëpp ñu wax seen xalaat ñu soog a tëgg suñu programme. Très bien. ci biir li nga xamante ni moom mooy ñëw président Macky Sall fii ci biir Thiès gis nañ ko fi barki démb di inauguré li nga xamante ni moom mooy ISEP gis nañ aussi la ca am ay états généraux ay alliés politiciens am nekk ci wetam gis nañ itam ñi nga xamante ne nii mooy Sénégal tampi bi nga doon wax sànq ñoo xamante ne ñu ngi ci beneen camp doon génn di fësal li nga xamante ni moom moo di seenu nakar ñu malmené leen du man maa ko wax image yaa ngi fi yaa ngi cité sànq ki nga xamante ni dañ koo dóor ba sapeur jël si ko am na yeneen image yoo xamante ni c'est illustratif loolu naka nga koy jàngatee. Roxee dañu nekk ci dëkk boo xam ne dañu boole ci ñaar fukki dëkk ak juróom yi gën a ndóol ci àdduna. dañu nekk ci dëkk boo xam ni ci wàllu corruption ñu ngi ci zone rouge dañu nekk ci dëkk boo xam ni plus de 900 000 personnes dañu xiif dañu nekk ci dëkk boo xam ni fi may waxee ak yow am nañu 6600 abris provisoires dañu nekk ci dëkk boo xam ni njàng mi doxul nekk ci dëkk boo xam ni paj mi doxul tout récemment am na kenn koo xam ni fii la nekk poste de santé bu nekk Ngent di sage-femme lan moo tax mu ñàkk bakkanam manqué appareil respiratoire place bu ñu ko fajee donc je pense que ni loolu mooy li nga xam ne mooy lu soxal askan wi tey bu ñuy wax ni tournée bu président de la République ñëw fii def fii Thiès pour inaugurer ISEP ana lañ ci dajale nit ñi jox leen ay 2000 ana ci dajale nit ñi def Mumbai ci jour boo xam ni jour ouvrable la yow nga ni da nga bëgg Sénégal ñu liggéey mën nga ko def samedi wala nga def ko dimanche mais jour ouvrable des ministres un ministre des sports lan lay def ci inauguration ISEP ay kilifa ñoom ñëpp bàyyi seen liggéey te liggéey mooy tax réew jëm kanam ñoom ñëpp ñu bàyyi seen liggéey ñëw fii ñu def ci plus de 70 millions parce que ñoom ci seen biir responsable APR moo wax loolu 70 millions te pourtant fii demal suñu gox yi dañu am problème pour faju amuñu case de santé amuñu poste de santé te pourtant case de santé 5 millions bu ñu équipé def ci lépp 5 millions la mais yooyu mooy priorité yooyu la ñu war a waxtaanee mais bu fekkee dañuy inaugurer ISEP Maroc tey bu ñuy inaugurer seen TGV mu nekkoon projet bu gën a mag ci Afrique bi njëkk ci Afrique mais en toute sobriété la ko le président inauguré xoolal Maroc fi mu toll ak ñun donc il faut aussi ñun aussi ñu xam ñu bëgg aussi maanaam réew du Mumbai du xumbaay moo ko defal malheureusement li un éminent professeur à l'université di wax rek ne au Sénégal on a des savants de toutes sortes on a des techniciens on a des polytechniciens on a de la matière grise Thiès gii fii ñuy waxee zircon am nañu zircon à part Australie Afrique du Sud de Thiès am na ko mais on restera les éternels battus de la mondialisation parce que tout simplement il faut le dire on a
politiquement nous manquons de leaders. Très bien. léegi Pape doguma la xam nga li ngay wax nii nag c'est bien beau. xam nga politicien moom bu toogee di wax waaw suñ ma falee dinaa def lii dinaa def lee tey jii yan axe nga ma mën a décliner ci li nga xamante ni moom mooy programme mu gëm sa bopp boobu nga wax ni sax monsieur Ibrahima Sall mu ngi koy approuvé bu baax a baax ñu wax ni mooy meilleur programme bi mu mës a gis en termes de éducation santé yi nga lim yi nga xamante ne nii fi mu ne nii foo ci dut sa baaraam ku ne xam na ni métti na ci biir Sénégal yoo xam ni tey jii gëm sa bopp wala Bougane Gueye Dany bu nekkoon à la tête de ce pays dina ci indi joyanti ba askan wi mën cee gis seen bopp. Roxee en commençant par Thiès bi nga xamante ne jërëjëf dama lay wax benn affaire. wax sànq wax nga politicien Bougane du politicien Bougane c'est un homme d'action. beneen bi aussi yaa ngi wax ci ñun nous sommes des opposants proposants. ñu am un programme bu réaliste et réalisable un éminent intellectuel wax ko. kooku du waxantu xamul sax Bougane n'est-ce pas. dinaa la jox exemple quelques exemples tey ñu ñëw ci wàllu njàng mi. xam nga 580 milliards. moom la Sénégal dépensé ci fiscal les dépenses fiscales de l'État en 2020. ça s'élève autour de 580 milliards. xam nga li loolu. maanaam exonération yu ñu baal ay entreprises ay sociétés. te nag du yu ndaw de sociétés yu mag. ñu baal leen ko. te baal boobu ñu leen ko baal je te donne un exemple on a 6600 abris provisoires. ñun dañu wax ni ci 3 ans dinañu def Sénégal 10 000 salles de classe dinañ fi tabax 10 000 salles de classe ci naka. salle de classe bu ñu équipé parce que ñun li ñuy wax dañ ci xam dara. Bougane tabax na école xam ne lan maanaam li may faral di wax rek xam nga nag kiy jëf ak kiy wax du benn. tabax na école xam ne lan moo war ci école. je te donne un exemple tey benn salle de classe 5 millions. moo koy tabax. bu ñu équipé bu baax. tey jii bu fekkee ni ci loolu ñuy proposer que ni benn salle de classe ci at mi ça te fait combien 16 milliards. 16 milliards ci 3 ans yi ñu construire 10 000 salles de classe ça nous revient à 16 milliards 700 millions ci at mi ci 3 ans yi xam nga ñaata la lay coûter 50 milliards. 50 milliards la lay coûter maintenant ci 50 milliards te boobu ñun baal nañu. ay entreprises yu mag laa wax baaluñu ko ñoom Bougane de. ñiy jël Sénégalais yi ñuy liggéey de baaluñu leen ko de. ñu baal leen 580 milliards. te ci 50 milliards ci 3 ans yi mën nga ci tabax 10 000 salles de classe. jëlee fi les abris provisoires. sunu ministres yi est-ce que xam nga ne oto yi ñuy dawal mën na jënd 5 oto yu ministre français les ministres français. juróomi oto yu ministre France di dawal suñu ministres yi. seen benn oto mën na ko jënd. ay 4x4 Land Cruiser la ñuy dawal xam nga ñaar lay jar 75 millions. ça coûte 75 millions. maintenant 75 millions yi nga xam ne loolu lay jar roxee benn case de santé bu ñu defar équipé ko def ci la ci war yëpp xam nga ñaata la. 5 millions. benn poste de santé bu ñu defar équipé ko def ci la ci war yëpp xam nga ñaata la. 22 millions. benn centre de santé bu ñu defar équipé ko def ca la ca war ñu boole ci ambulance xam nga ñaata la. deful plus de 90 millions. léegi loolu lan lay tekki mi ngi tekki ni kon ñun suñu ministres yi oto boobu ñuy daal muy jël 75 millions. benn ministre bu nekk il trimballe avec plus de 15 centres de santé. benn oto boobu mën na defar 3 postes de santé. kon xaalis bi defar Sénégal ni ko président Bougane Gueye Dany di waxee mi ngi fi. mais ñoom ci boppam ñoo yërëmul askan wi. mais il faut que askan wi aussi ñoom it ñoo xam ni ñi ci ker gi ñi ci naaj bi ñoo leen fi bàyyi. ñi ci naaj bi bu fekkee ni ñoom ñi ci ker gi bu fekkee ni ñoom jafe-jafe askan woowu yitteelu leen ñun ñi nekk ci naaj bi nag ñu fekk leen ca ker ga ñu jëw defal li ñu bëggul ñu defal ñu ko ñu defal ko suñu bopp. mais Pape comment allez-vous vous y prendre parce que tey lan moo tax ma laaj la ko yaa ngi wax ay chiffres. centre de santé lii lay laaj tel million leneen ak leneen lii lay laaj pour construire ko. dans la mesure où ngeen accéder au pouvoir ngeen ñëw fekk fi ay dettes déjà suñu ay dettes extérieures ñu ngi waxaale di wax pour ñoom ñu jéem ñu koo baal instant yi foofu lañ toll ngeen ñëw fekkaat fi yeneen dettes supplémentaires. ku nekk xam na ne état itam continuité la dette yooyu da nga ko war a fay éventuellement ak yeneen tey comment allez-vous prendre pour tabax hôpital. waaw xam nga dama la wax nii la man xam nga li ma la wax nii 580 milliards yi ma la wax loolu suñu alal la. loolu suñu alal la. yow tey exemple bi ma la jox la plus de 1000 centres de santé nga def ko fii 500 postes de santé nga def ko
150 centres de santé nga def ko. dépassé wul 100 milliards. dépassé wul loolu. maanaam loolu suñu alal la alal boobu ñun ñoo ko baal entreprise yu mag yi. dëggoo ma de maanaam alal bii defar Sénégal ni ko président Bougane Gueye Dany di waxee. ñun du ñu dem di ko jéggaani fii lañ ko jëlee alal jooju ñu baal mu nekk dépense fiscale état Sénégal bu mu def 580 milliards. laa la wax mu nekk exonération yoo xam ne dañ koo baal entreprise dañ leen ko baal te waruñu leen ko baal. loolu suñu alal la waaye léegi nag ñun duñu leen ko baal. foofu laa doon ñëw. yéen naka ngeen nar a def. puisque depuis des années ñu ngi nii dañ leen di baal entreprise yooyu. ñoom loolu lañ leen tàmmal comme naan li nga xamante ni xës nañ la koo tàmmal rek tàmm nga ko tey jii bu ngeen ñëwee bëgg indi joyanti ci loolu naka ngeen di procéder. dañ leen ko dul baal parce que ce ne sera pas chose aisée. non mais Sénégal na suñu réew la aussi. suñu réew la. suñu réew la mais il faut aussi. Rwanda lan moo ko yóbbu fi mu egg. Rwanda fi mu egg lan moo fa yóbbu mooy président bu am fulla bu am fayda. gëm réewam. pourtant 94 Rwanda moo nekkoon gàcce Afrique 94 Rwanda moo doon gàcce Afrique. dëgg la wala dëgg. dëgg la 94 yàggul. mais tey Rwanda dépassé nañu. effectivement waaye léegi ñun il faut que ñu am des leaders yoo xam ni dañuy mat leader am fulla am fayda parce que lu ñu baalul suñu entreprise yi nekk ci réew mi. duñu ko baal yeneen entreprise yi. alal jooju mën na defal lu bari. tey jii may wax ak yow bu ministre di daw ak ci ay oto 75 millions. oto yooyu mënoon defar ay centre de santé poste de santé fi may wax ak yow nii am na ñoo xam ne tey ñàkk nañ seen bakkan parce que dañoo war a am doom ñu teg leen ci sareet di leen yóbbu. effectivement. exemple wax nga ma sànq Thiès. Thiès est bi ma dëkk on a plus de 160 000 habitants centre de santé may nañ la. bu fekkee ni dépassé ngeen plus de 100 000 habitants ngeen am ko. Thiès est bi ma dëkk amul poste de santé boo xam ni maire ba moo ko fa def. ñoom fan lañ bokk ci mburoog sow te pourtant PACASEN chaque année dina dugal 200 millions ci gaf ak mairie bi te poste de santé bu ñu équipé 22 millions la tu vois les chiffres yi ma lay jox maanaam li ma lay wax mooy manque de volonté la mais lu mën a nekk la c'est que il faut que aussi ñu nit ñu jug mais nag malheureusement je te dis une chose la différence entre le président Bougane Gueye ak yeneen leaders yi mooy moom dafa jëf ba pare soog a laaj xam ni ñuy gérer créer des entreprises. créer ay emplois jël ay ndaw ñuy liggéey plus de 600 personnes ñuy liggéey. xam nga nag ki nga xam ne moom musul tax teg télécentre jël fa ñaar ñuy liggéey bu la liggéey 100 000 emplois soo ko gëmee rek yow la concerné. effectivement c'est ça. pour revenir un peu ci opposition bi puisque ay opposant ngeen yaa ngi wax sànq opposant proposant dama la koy nangul ba tey terme boobu. souvent dañuy gis li nga xamante ne moom mooy le statut de chef de l'opposition da leen ñuy poser problème gars yi sax dañuy wax souvent li tax ñu leen di xaw a nax wala li leen xaw a gagné mooy opposition bi li seen problème mooy boolewu ku ci nekk da ngay dem de ton côté di jéem a daggane li nga xamante ne moom ngay wut baatu askan wi tey ñii ñu ngi koy jox Bougane Gueye Dany sa leader ñii ñu ngi koy jox Ousmane Sonko d'autres plus Khalifa Ababacar Sall tey ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi bi fi ñëwee à Thiès ginnaaw li nga xamante ne moom mooy alliance Mburoog Sow moo ngi Idrissa Seck daf ni dafa am Gloria bu ci dooleeku ñii di wax ni Khalifa Ababacar Sall la ñeneen ñi di wax fi mu ne Ousmane Sonko ak Macky Sall ñoo ngi déggante donc politique moom daanaka jarul doo sa doom ñu baal ma ci kàddu gi ndax mën nga dem ba ëllëg ñi nga xamante ne dañ doon regarder en chien de faïence ñu daal di àndaat nekk ay xarit yow tey Gloria boobu boo ko doon jox kan nga koy jox ak statut chef de l'opposition kan nga koy jox. pendant ce temps bu ñuy wax Gloria. raison bi mu ko doon waxee di raison bu Thiès. mën na fal excitation amuñu ndox. kon kay Kirène la waroon a wax. pendant ce temps bi muy wax Gloria. mën fayu de amuñu ndox. pendant ce temps bi muy wax Gloria tey Thiès zone yu baree bari booy ñëw entrée ville bu Thiès. guddi gi lampe yi du tàkk. pendant ce temps bi ñuy wax Gloria. boo demee 10e la nuit lampe yi du tàkk. kon projet promo bi lu muy jariñ. waaw moo loolu c'est question yi dañ koy poser ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbir yi di doxal. dama la bëgg a wax maanaam pendant ce temps bi muy wax loolu nit ñi ñu ngi souffrir sax dama la jox ay chiffres. plus de 900 000 sénégalais. dañu xiif du ñu lekk. temps boobu président ñëw fii ñuy dajale plus de 70 millions di ko def ci meeting. am na ñoo xam ne ak ci ay abri provisoire lañ nekk. ñu ngi ci nawet bi fii may wax ak yow am na zone yoo xam ni tëddatuñu nelawatuñu parce que bu tawee ñu génn seen kër. je pense que taxawu ci jafe-jafe askan yi moo ëpp di farata moo war a ñor képp koo xam ne dañ laa jox baatu askan wi nga yor ko. yërëm askan wi
foofu la ñuy xaar suñu leader yi mais nekk ci éternel dil mburu fii sow fii Sénégal bu doon kuy liggéey jël na retraite bi yàgg. am nañu 62 ans d'indépendance. boobu ba léegi puusuñu paasuñu. 62 ans. mais pas pourtant yéen récupération politique boobu da ngeen koy def souvent Bougane tournée yi nga xamante ni mu ngi koy def di bu tànk beeg yeneen mi ngi récupéré ñi nga xamante ni ay militants Macky lañ woon Sokone keroog récupéré na fa feneen ak feneen. waaw xam nga nit ñi. dañu toll ci jamono boo xam ni dañu war a fal te bañ a far. roxee nit ñi dañuy rëccu le président Abdou Diouf rëccu le président Abdoulaye Wade. instant bi rëccu nañu le président Macky Sall xam nga lu tax. parce que ñooñu c'était politicien. amul ku ci taxawal dara soog a laaj. mais Bougane dafa nekk koo xam ne dañoo mën a am yaakaar ci moom. parce que laata muy laaj dafa taxawal dara. maanaam ñi fiy laaj yëpp nañ leen teg ñi fiy laaj ñi fi ne di laaj tey jii bëgg a yor réew mi nañ leen teg ku nekk ñu leew lan nga defal sa gox avant ngay laaj réew mi. je pense que fa lañ toll. maanaam ku nekk ñun la yow avant ngay laaj réew mi lan nga defal sa gox. nga jël leen ñoom ñëpp nga teg le président Bougane Gueye Dany mun la j'ai créé des entreprises j'ai 43 ans xale la dama taxawal ay entreprises jël ay doomi Sénégal ñu ciy liggéey. Bougane li koy borom bi dimbalee li muy faral di wax borom bi mosal na ko ba muy mosle mënoon na toog këram parce que li ko borom bi dimbalee mënoon na toog këram di ci dund ba génn àdduna ay doomam dund ci. mais léegi du ñu laaj pourquoi moom mu jug bàyyi këram gu rafet boo tax moo dàkk pale bàyyi ay doomam dafa doomam toog une semaine du ñu gis seen papa. dem ci àll bi. j'ai fait 3 fois le tour du Sénégal avec Bougane. Tambacounda dem nañ fa ci station essence lañu fanaan keroog bi ñuy añ gerte caaf la ñu añee. Fatick bu président Macky Sall bi ñu fay dem amuñu hamburger bu ñu reeree parce que amuloon kuy jaay hamburger. amul. ça n'existe pas amul dogloo ngeen ma ndox moom ci àll bi. donc gis nga. c'est que foofu la réew mi toll. nit ñi bëgg a lekk mënuñu lekk nit ñi bëgg a faju mënuñu faju bu fekkee nag pendant ce temps ñun dañuy dox gëmloo ay mburu ak soow dañuy gëmloo loo xam ni du lu ñu gëm ñoom fawee askan wi. askan wi ñoo dem ba maar ci loolu. léegi nag ñoom li ñu gëm mooy gis nga bu fekkee da ngaa yor benn tàngal booy màcc rek di gaññi rek di gaññi. waaw mais bàyyil tàngal boobu nga mos beneen xol ba xam. maanaam nañu jël ñi nga xam ne c'est des hommes d'action. ñoo xam ni dañu fee def lu nu mën a teg bët. n'est-ce pas je pense que loolu mooy lépp solo. pour revenir un peu à gëm sa bopp. ci fi nga xamante ne moom mooy Thiès. déjà le 7 juillet si je ne m'abuse mooy date bi. ce leader dafa fas yéene def benn conférence. fële ca place de France. conférence bi lan moo ko wund pour lan la pour indi massification la wala ci ay militants. wala effacer tànki Macky Sall encore une fois. waaw mais ñun xam nga bu dee xëcc militant rek ñun am nañu militant aussi. yéen a ngi continuer di xëcc ba tey waaw mais xam nga askan wi dañoo soxla ku leen yee. roxee dinaa la wax benn affaire xam nga lu tax tournée président Bougane yi di déranger. je te donne un exemple gis nga l'histoire du prophète Moïse et Pharaon. Pharaon bi musul nangu boroom xam-xam jël contact ak peuple am à chaque fois bu boroom xam-xam ñëwee rek day fexe ni mu récupérer war mu génne la dëkk bi parce que dafa xam ni boroom xam-xam ku xam affaire yi ni muy demee xam li xew ci réew mi su waxee waa dëkk ba dañuy xam te dëkk bu ràññee day xam li mu war a nangu ak li mu war a bañ dootoo leen mën a jariñoo Bougane loolu muy def moo tax nit ñi ñëw di épouser la philosophie du mouvement gëm sa bopp wax leen réalité yi nga xam ne moo xew Sénégal wax leen li am wax leen aussi que ni du caaginu da ngay jaay gerte caaf waroo bokk ci ñiy defar réew mi wax leen ni du caaginu da ngay siraas sa dàll le président Lula du Brésil da doon siraas dàll doon na jaay orange ak yu mel noonu pourtant Brésil fi mu egg nii ginnaaw yàlla moom la vrai ou faux n'est-ce pas donc wax nit ñi ni leen ku nekk ci ñun da nga am wàll ci sa réew ni muy doxee kenn warul toog di seet pour ñu defal la wax leen ni leen da ngeen war a gëm seen bopp et que yéen seen njariñ li ngeen di teddee kenn du leen ko defal yéen a koy defar seen bopp xam nga lu tax discours Bougane di attirer nit ñi. mooy daf lay wax loo xam ne sa njariñ la nañu ma génneel benn vidéo
wala fenn fu Bougane mës a dem fenn ñi wooteel leen ma je suis le meilleur nañ ma ko génneel. à chaque fois fu mu dem li muy wax nit ñi mooy liy tax sa gox baax li tax Thiès gii ñoŋ mooy yéen ñi dëkk Thiès yéen a koy defaral seen bopp kenn du leen ko defaral. te discours boobu nag nga xam ne mi ngi koy def di wan ndaw ñi fan la ñu mën a jaar pour mën a nekk réaliser wu. fan la ñu mën a jaar pour ëllëg bu ñu amee soxla làmm seen poste faj ko ci loolu la nekk. te loolee nag moo waral et puis c'est un exemple nag. ñu wax ko ñu ñàkk ko wax Bougane c'est un exemple. c'est un modèle de réussite. c'est une référence pour toute la jeunesse sénégalaise. moo tax nag bu génnee jeunes yëpp génn. ñun mosuñu dem fenn ba jox nit ñi 2000 mosuñu dem fenn ba jox kenn sandwich. fu ñu wootee nit ñi ñooy ñëw bu ñu déggee ni Bougane rek day ñëw parce que xam nañu kii di ñëw njariñ la. te nit ñi nag li ñuy doyee nit ki mooy njariñ. gis nga roxee Serigne Fall dafa ni kilifa gu nekk war ngaa jomb sa njaboot bu ñu amee soxla seen xel jël la. xam nga da nga ñuy wax ni ñu bari ñi ngi ñëw di rallier wu ci mouvement gëm sa bopp. bàyyi ci parti yi ñu ne woon. seen kilifa ya la seen xel dalatul ci ñoom. dañ leen a doyatul moo tax ñu jël seen i kilifa. ñëw ci ki nga xam ni gis nañu mi ngi def. c'est ça. yaa ngi wax léegi say biir wax Thiès bu ñu bëggee mu développé wu Thiès waa ñoom ñu ci dugal seen loxo. c'est très clair. tey jii am na ñoo xamante ni mën naa wax ni ay levier lañ war nañ leen a mën a jàppale ci développement boobu Thiès jot si su ma ko waxee mooy am na ci régime actuel bi fi nekk ñoo xamante ne am nañ ay ndombal tànk fii ci Thiès bëri na. Yankoba Diattara ministre la Pape Amadou Ndiaye ministre la directeur généraux yi Pape Siré Dia keneen ak keneen pour ne pas citer de nom ñoom ñëpp ñu ngi fii biir Thiès kaay situation Thiès tey boo koy xool duma ni dara baaxu fi mais lu baree manqué na fi en termes d'infrastructure et pourtant ñoom personnes yooyu xëy na ñoom ñoo waroon a tax Thiès tey jóge d'un point A dem à un point B naka ngay jàngatee ñoom seen liggéey fii ci biir Thiès ak situation développement Thiès actuel. waaw xam nga dama dalal kenn ku bokk ci ñoom. mu ne ñoom ñëpp kenn liggéeyul du soo wax de. kenn ku bokk ci APR laa dalal man. émission. mu ne moom responsable yi nekk APR yëpp kenn liggéeyu ci. xam nga loolu ça veut tout dire. du samay wax. waaw mais Thiès roxee wax nga ko Thiès lan moo fi dox. Jakarta ak jaay café. moo fi dox de. xale yëpp bàyyi nañ jàng ñu ngi dawal Jakarta amatuñ sax yaakaar ci seen i njiit. exemple bi ma lay jox bi président di ñëw. le jour J. gisoo leen ñuy rafistale tali bi nekk booru police. bien sûr central ñëpp gis nañ ko. ñëpp gisuñu ko. gis nga ni tali bi meloon. ñëpp gis nañ ko. maanaam askan wi ñoom joxuñu respect askan wi de ñoom askan wi nekk ci jàmm maanaam soxalu leen. tali boo xam ni ay Jakarta def nañ fa choc. ñàkk seen bakkan def naa fa reportage ba taay. bëri na. tali boo xam ni ay jigéen dañu koy jël ñu wérul. di dem ci poste de santé kër moom élage ak ni tali ba meloon. ñun ñëpp kenn prendre leen en compte faalewuñu leen sax bàyyi ba jour bi fi nga xam ne le président Macky Sall mi ngi fiy ñëw. ñu dem di rafistoler waat tali ba loolu askan wi ñuy juger seen bopp loolu mooy manque de respect notoire. maanaam ñi ñu jiite amuñu yërmande ci askan wi. malheureusement mais askan wi nag léegi yeewu nañu. askan wi yeewu nañu. tey Jakarta bi xale yi di dawal Jakarta capitale Indonésie la xam nga loolu. mais ñun Indonésie ñun bi ñuy am indépendance seen góor dañ daan daaw ñu sol daal. Indonésie jaay nañ Sénégal ñetti avion en 2018. Jakarta fa lañ ko defaree dañu ko jaay. ñun pousse sax mënuñu ko defar. c'est que loolu la ñu war a waxtaanee pourquoi ñu rester les éternels battus de la mondialisation pourquoi boobu ba léegi Tunisie en 1960 ak Sénégal tolloo woon benn niveau pourquoi Chine en 1960 ak Sénégal tolloon boobu benn niveau. tey Chine di xëccoo le leadership mondial ak les États-Unis d'Amérique. tey ñun ñuy tudd ci 25 pays yi gën a ndóol lan moo defar Chine ba xam ay jinne ay rab ñoo ko defar wala ay nit comme ñun tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ. mais aussi c'est tout le problème. pourquoi ñun duñu poser question yooyu. c'est parce que depuis 60 ans les politiciens la ñuy jox ñu yor. depuis 60 ans politiciens yi ñooy doxal. comme nag depuis 60 ans ñi ngi doxal te li ñuy doxal dara baaxu ci. nañu essayer les hommes d'action. nañu xool ñi nga xam ni laalewuñ ci politique bi seen yoon newu ci ils se sont réalisés tout seuls di góorgóorlu di jóg daanu nekk jàmbaar comme le président Bougane Gueye Dany ñu doxal. foofu lañ toll. Pape ñu ngi jëm ci li nga xamante ne moom moo di ay élections locales. fii ci biir Thiès. damay wax de façon nationale sax damay naan lu bees da cee am mooy dañoo fas yéene coaliser ak ñii di coalition boobu mooy Mbour ak Sow ak léegi Gloria doo lekku na ci. yéen au niveau de Gëm sa bopp.
tey jii naka ngeen di organiser wu ci élection yi d'autant plus que on sait que xëy na Thiès comme on le dit fiefu Idrissa Seck la donc y a le problème du vote affectif tey naka ngeen di organiser wu xam naa ne ñàkkul sax sa venu leader ci en ce sens dina ci bokk muy élection yooyu. da ngay wax ni fiefam la woon. dañ ko weddi léegi. ah déet dama ni xam nga mobilisation bi jàll gis nga image yi drone yi jël gis nga ko. du gis nga image yi. bu baax gis nga ko la gisoo. bu baax lan nga gis. ah am na orange de saf na ci sax. non yow kon gisoo image yi ma gis. ah man de orange laa non gis. mais Rokhaya bu fu président Idrissa Seck daan ñëw. par rapport ak parce que dafa am gëm-gëm bu Thiès waay amoon ci moom. mooy respect de la parole donnée. mooy taxawaay bi mu amoon ci opposition bi parce que ñëpp gis nañ ni réew mi doxul mais fi ñu toll nii lan moo dox ci réew mi. ah mais nee na moom ralliement ci intérêt Sénégal la moom moo tax mu def ko ci ay kàddoom. léegi lan moo fi dox bi mu duggee ba léegi. ah ñoo ngi xaar de. ah déet bi mu duggee ba léegi lan moo dox. lan moo fi dox. ñoo ngi xaar ba tey de. waaw ñu ngi xaar ba léegi mais cin bu naree neex bu bàyyi xeeñ. vrai ou faux. maintenant ci élection locale yi ñu jëm. 2014. Mamadou Dieng ak ñi nga xam ni ñoo fare woon ci beneen wàll ga ñoom Maymouna Dieng. bu ñu dajale woon seen i kàddu bu ñu dajale woon. ñoom ñooy lawal président Idrissa Seck. zone nord. 2 points la ko président Idrissa Seck raye woon. cela veut tout dire. askan wi léegi beneen gisin lañu am. askan wi léegi dootuñu nangu ku leen nax surtout jeunes yi nga xam ni 2004 ak léegi màgg nañu am nañ seen carte électeur war a woote. maintenant ñun nag dynamique bi ñu gëm sa bopp ñun dafa am benn discipline bu ñuy doxee. gis nga ba ci Dakaru Ndiaye président Bougane Gueye Dany sera candidat. si à la mairie. waaw du moom moo ko bëgg de ñun. dafa am benn discipline de parti bu ñu am. ñun ñoo gis li mu réalisé Dakar. ubbi fa ay entreprise ay doomi Dakar di fa liggéey ñu gis ne kat kii ku la dig ndékki ku la jox ndékki bu la diggee añ nga war koo gëm ñu ni kon président Bougane ñun yow la ñu bëgg nga nekk suñu candidat fii ci Dakar te loolu mooy li ñu gëm. n'est-ce pas. maintenant fii nag li ñu gëm mooy tey opposition bi mi ngi fii ñu ngi waxtaan xool nu ñu mën a def. ñu def une très grande coalition parce que fii kenn rek mënul dem ba gagner élection yi loolu moom ñëpp xam nañu ko n'est-ce pas. mais gëm sa bopp moom lu ci doon seulement lu ci doon caaye ñun grand boobu lañ ci doon. ok c'est clair léegi ba tey yaa ngi wax sànq ni Bougane dafay dagal foofu nga xamante ne moom mooy mairie bu Dakar da ngeen bëgg porter Bougane mu nekk à la tête mairie bu Dakar. en même temps dafa bëgg a nekk président. ñaar yooyu naka lay àndee. waaw mais xam nga fi ñu toll nii. ci élection locale yi lañ nekk n'est-ce pas ci locale lañ nekk. nañ xaar ba mu jàll. mais on est d'accord que kon là y a problème tey jii. su ko loolu suñu texte da koy tere. tey jii maa ngi ñëw su ko gañee. waaw su ko gañee nekk maire. waaw il va être maire tey bu ñu demee li nga xamante moom mooy élection présidentielle il peut le gagner su ko gañee day nekk maire nekk président. non dama ni loolu ba xam suñu texte daf koy tere laa. gisuma fu mu ko n'est-ce pas maintenant bu ñu demee ba ci loolu. xam nga tey président Macky Sall nekk na maire Fatick. effectivement n'est-ce pas. bi mu koy nekk newuloon président. bi mu nekk président moo ne maire Fatick. réew foofu. waaw donc maintenant le ministre Matar Ba. mooy maire bu Fatick. effectivement waaw léegi nañ bàyyi ba egg ci loolu. parce que egguñ ci élection 2024. actuellement nii ñi ngi nekk ci local yi foofu lañ jëm nii. te ñun ñoo bëgg ñun waa gëm sa bopp parce que li mu fi def itam. moo tax ñu wax ko dañoo gisul ku ko fi def. ñu ni ko nag ñun dañu bëgg nga nekk suñu candidat ci local yi ñu jëm fële ca Ndakaaru Njaay. am nañ sañ-sañ wala amuñu ko. am ngeen ko bu baax góor looloo tax ñu def ko. naka ngeen yaakaaree ni Bougane war na mën a nekk fi nga xamante ni moom mooy maire bu Dakar ci lan ngeen ko teg. waaw ci jëf. jëf comme lan. benn. Bougane Dakar la dëkk ni. fa la yeewoo. fa la ubbi ay entreprise jël ay ndaw ñu fay liggéey. mais ndaw ñi plus de 600 yi nga xam ne ñooy liggéey ci ay entreprise Bougane. tey boo jëlee plus de 300 Dakar lañ dëkk. parce que entreprise yu bari ñu ngi Dakar kon kooku dafa teg dara dafa teg dara loo xam ne lu ñëpp di gis la n'est-ce pas donc li Olof Njaay di wax lu ni fànn kenn du ko jeex ñun dañu gëm ni Bougane bu ñu bëggee solution pour affaire yi dox
faaw ñu jox ko Bougane nag. waaw. faaw ñu jox ko Bougane nag parce que xamul tax parce que boobu ba léegi politiciens yi ñoo yor nag. boobu ba léegi fi may waxee ak yow nii ñu ci ni ñu nekkee nii ci 25 pays yi gën loolu ci àdduna. boobu ba léegi ci ni ñu nekkee ci pays yi ëpp bor ci àdduna nga wax ko léegi. boobu ba léegi ci ñu nekkee ci dëkk yi ëpp corruption ci àdduna. boobu ba léegi nag politiciens yi ñooy doxal. moo tax ma ne la nag nañu essayer nag les hommes d'action ñi nga xam ni ñoom dañoo jug xeex ñaag begg fi ñu egg nii taxawal dara itam man dama la tegal lu palpable dama la dafa taxawal dara. lu ñëpp mën a teg bët. mais Pape est-ce que nag caagi na ni rek xëy na Bougane dafa entrepreneur la war a dafa taxawal dara. envoyé ci ay sénégalais. nga ni bu ñu ko joxee daal di def changement bi war na mën a dox est-ce que tamit war nañoo reposer wu ci loolu parce que gouverner un pays aussi. bokkul ak yor sa entreprise yi liggéey. léegi bu ñu reposer wul ci loolu. ci lan la ñuy reposer. différence bi gouverner un pays. waaw ku nekk xam na ni du lu yomb. waaw gérer une entreprise aussi yombul. ça on le sait. mais quand même donte am na ay points yu ndiroo. y a une différence. digguñu ñu fi woon 100 000 emplois. at bu ne. ki ñu ko diggoon est-ce que mos naa taxawal emploi. mais bul ni mësul taxawal emploi attends rek dama ki démb jaay lañu fi inauguré pôle emploi. waaw déet waxuma boobu. ba mu ñu koy dig laa wax ba mu ñu koy dig ma ñu koy jox est-ce que taxawaloon emploi est-ce que jëloon na télécentre jël fa ñaar ñuy liggéey. dama est-ce que defoon na loolu laax. déedéet kenn gisul. waaw ñu jox ko. ci wax jooju rek mu wax. ba mu jëlee ñoom ci boppam taxaw nañu sax reconnaître seen nit ñi dañoo faillir ci wàllu lu jëm ci wàllu politique. waaw dañ ci échec. ñu la jëm ci wàllu emploi. vrai ou faux. bu fekkee da ngay toog ba ginnaaw juróom-ñeenti at. nga ni ndaw ñi dégg naa leen. maanaam wane ni def nga échec ci wàllu jox ndaw ñi liggéey. c'est parce que xamoo woon yoon bi ñuy jaar. waaye ki xam yoon bi nag créer emploi nag avant muy laaj plus de 600 emplois. kooku mun na la wax ne la peut-être defal nii ak defal nii kooku bu taxee ni la dinaa la jox ay emploi mun nga ko gëm. kon yéen seen politique ci politique de l'emploi rek ngeen ko basé. waaw mais ndaw ñi nag dañu war a am xëy nag. ndaw ñi dañu war a am xëy. n'est-ce pas. tout à fait. donc boo gisee tey jii ñun suñu programme ñu wax ni entreprise bi lu mu gën a sori ville bi lu mu gën a sori Dakar ñu gën a defal ko exonération. gën a wàññil ko yu bari c'est parce que dañu bëgg nit ñi am xëy nag. xeex bu bari bi août mars bi mu amee. n'est-ce pas. bokk na ci li ko waral bul jàpp ni le problème Sonko rek la de. xale yi dañoo amul liggéey. xale yi amuñu liggéey man wax naa la fii Thiès Jakarta moo fi dox ak jaay kefe mais képp ku am liggéey kay yaa xay di nga am lu la occupé. est-ce que di nga tal di gën di taal pneu. waaw doo ko tal. justement le cas de l'opposant Ousmane Sonko. événement de mars yi du ma ci dellu si ñëpp gis nañ ñi nga xamante ni moom la demee. son problème avec Macky Sall le cas de Adji Sarr yaakaar naa aussi duñ ci revenir mais tey l'opposant Ousmane Sonko en tant que tel donte tu es là pour gëm sa bopp on le sait naka nga jàngatee li nga xamante ni moom moo di doxali la maa ngi waxtu Bougane mi ngi def ay tournées par-ci par-là. donc on comprend tournée yi nga xamante ne moom moo koy def mais Ousmane li nga xamante ne nii mu ngi koy wax ak opposition radicale mu def par rapport au président Macky Sall ces sorties qu'il fait récemment gis nañu aussi problème mu nervi yi nga xamante ni ñëpp kenn rafetlu ko comme ni ma ko waxee mu ngi def appel nit ñi di wax ne day def incitation à la violence à la jeunesse est-ce que jàpp nga ne loolu incitation à la violence la. ñun waa Gëm sa bopp ñun nous sommes des opposants proposants. n'est-ce pas ñun Gëm sa bopp dañuy bàyyi sunu gox yi ñu nekk bàyyi sunu bureau. dem dugg ci àll bi xool jafe-jafe askan wi ñun Gëm sa bopp li ñu gëm mooy nit ñi ku leen yërëmul moo leen a jiite ñun Gëm sa bopp li ñu gëm mooy nga dem Fuuta nga dem Saint-Louis nga dem Ziguinchor dem ci askan wi waxtaan ak ñoom xool seeni jafe-jafe boo gisee seeni jafe-jafe la nga ca mën nga def ko. tout à l'heure wax naa la gis jafe-jafe yooyu moo tax Kaolack ñu tabaxal leen fa seen école. gouverneur bi ñëw inauguré ko ci sobriété nag parce que ñu bari xamuñu ko. loolu la ñu gëm n'est-ce pas ku nekk nag
ak na ngay opposé kenn du la ko jàngal. effectivement n'est-ce pas. donc ku nekk dañ koy respecté nangu ko la mu nekk. mais ci appel bi tontu sama question de est-ce que jàpp nga ni moom incitation à la violence. non par rapport ak nervi yi parce que yow aussi yaa ngi koy xeex ki nga xamante ni moom moo di sa leader ba ngeen demee Oréfondé. waaw attaqué nañ seen convoi moom génn na wax ni ay nervi Macky Sall la. moom déjà bi ngi xeex loolu xëy na moom loolu mooy message am kii tamit di opposant Ousmane Sonko génn na wax ci def conférence de presse. xam nga nervi yi. dama ni jiyee bi am Sénégal nervi yi ñoo ko fi nar a indi. te nag loolu moo wax nii nañ ko bàyyi xel de maanaam jiyee ji ami ji Sénégal nervi yi ñoo ko fi nar a indi. parce que dafa nar a ami ji jiyee. ah si. lan moo ko nar a indi. ay doomu aadama. yu président di ñëw seen dëkk. ni président bi yoree réew mi neexu leen. kontaanuñ ci. ñu bëgg a wane seen mécontentement. dem wuti seen i brassard rouge comme ni ñu leen ko digalee mais malheureusement nag moom moo toogoon fii daal ni man brassard yi sax du ma ko gis. waaye bi mu avènement mars yi ñëwee moom gis na brassard yi. n'est-ce pas. waaw donc ki nga xam ni moom dafa am lu ko metti mu bugg ko wane. amul droit président bu ñëwee gis nga ni nit ñi amee droit. président ñëw ñu am ci contentement tàcc ko. noonu la ñeneen amee droit c'est des sénégalais à part entière des citoyens à part entière noonu la ñu amee droit président ñëw ñu yor seen i morceaux yu rouge wan ko ni ko kontaan nuñu mais loolu sax mooy démocratie. le 23 juin pourtant ñu ngi ko doon feetu yàggul dara 10 ans. effectivement président Abdoulaye Wade bu interdire woon marche boobu def nii ñuy def. et puis li garaaw Sénégal. mooy amul benn projet de loi bu ñuy wote Sénégal. te du ñu fa gis alkaati yi ne fa. yow projet de loi bi ngay wote da nga ni askan wi tax nga koy wote. yéen ña nekk foofu askan wi moo tax ngeen nekk fa. ngeen koy defal askan wi ba pare pour ngeen def ko faaw militaires yi wër fa. ça pose problème. n'est-ce pas. donc mooy li ma la wax rek maintenant nag ñun fi ñu toll nii mooy ku la dóor da ngay fayu. moo tax maa ngi la jéyee ji fi nar a am imaginer ñu fekk ni brutaliser ko ba mu xam. imaginer ñu taxaw seen kaw ci seen kaw terrasse yor seen pancarte je suis pour. je suis contre troisième mandat bi. ñu jël leen jàpp leen tëj leen waaw ci ban dëkk lañ nekk. Pape président de la République Macky Sall bu fekkente ne dañ de présenté wu. troisième mandat bi. yéen waa Gëm sa bopp lan moo ci nar a doon seen taxawaay. troisième mandat la dañ ko fi bañ. waaw dañ ko fi tere. ah mais bu fekkee daf koy forcer nag. 2011. tu te rappelles donte ne xale nga xam na gisoo woon benn kii nii bu yoroon mer gàddu. si bu baax gisoo ko woon ñëpp gis nañ. yor mer gàddu. ndeysaan toog mu jaral ko mu fanaan bu bëgg a fanaan foofa yor mer gàddu. le 23 juin 2011 gisoo woon Maguette mu yor xeeram. suñu maam Moustapha Niasse. waaw di bajantu di jaayantu. xam nga lu taxoon lu waraloon loolu. loolu lépp bañoon troisième mandat. Mamadou Diop. bi muy ñàkk bakkanam. ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. bañoon troisième mandat. ñi doon wax ni na ñëpp génn ci biti. ñu manifesté wu parce que réew mi li ñuy def boo demee seen page Facebook 2011 di ko ci fekk. moom njiitu réew mi. bañoon troisième mandat. effectivement. effectivement. waaw kon nag yaa xay al ishaara takfi liman lahu al aql. loolu la arab wax. tekkil ma ko sama arab nee na junj day na borom xel. lu mu leen jaraloon bañ yor seen mer gàddu. jaral leen ko bañ yor seen i xeer. dinañ jaral lu ko raw ñun. ci kaw gàttal seen bakkan ngeen ci teg. non déet waaw mu bakkan de. day fort trop bakkan dafay ëpp. ñu wàññi de dama ne ñoom li mu leen jaraloon laa wax. bañ yor seen mer gàddu. ngir xeex troisième mandat. donte ne ay tikki présidentiel ak yëpp mi ngi ci. li mu leen jaraloon ñoom mag ñooñu nga xam ay mag lañu doon ay maam yor seen xeer ngir bañ troisième mandat. ma ni moom ñu nit dinañu jaral lu ni mel. kon leer na Pape pour terminer tey maa ngi koy laaj sànq sa leader fas yéene naa ñëw fii ci Thiès. bu fekkee place de France ci weerum juillet bi ñu nekk le 7 suma juumul. waaw bëgg naa tuuti nga ñëw ak ñun ci li nga xamante ne nii moom mooy visite boobu lan moo ko wund. point clé yi nga xamante ne lan nañ ko waxtaanee yi waral dëgg-dëgg Bougane ni dafay ñëw Thiès tibbaat tànk la ndax Macky Sall dafay ñëwoon inauguré ISEP pour xalab la wala préparer le terrain la lan moo ko wund. non xam nga lii moom méga conférence la. comme ni mu ko doon defee méga conférence la waxtaan ak askanu Thiès. loolu moom ci seen i jafe-jafe. waaw parce que askan wi kay da ngay wax ak ñoom ci leen di jëriñ. xam nga ñun malheureusement ñun heureusement suñu discours ñun gëm sa bopp. c'est pas discours boo xam ni discours bu politique nii rek non ñun discours bu ñuy def gëm sa bopp li tax askan wi di ñëw te duñ leen jox 1000 francs duñ leen jox ñaar dërëm duñ leen jox sandwich bu ñu lekk
c'est parce que discours bi dañ ciy gis seen bopp boo gisee tey ralliement yi yëpp di am ñii di jóge parti bii nekk ci nguur gi ñii di jóge fu nekk di ñëw c'est parce que fu Bougane def bu defee discours ñëpp dañuy épouser la philosophie du mouvement loolu rek la ñëw waxtaan ak askanu Thiès sans fonte ak ñoom xam seen i jafe-jafe dama la wax sànq ni la loolu kay mooy politique dama la wax sànq ni la lépp looy defal nit ki te ba nga ko koy defal tàgguwoo ko da nga ko def contre lui sànq loolu la wax n'est-ce pas ci tubaab dëgg la dëgg la waaw tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi loolu tubaab wax waaw mais askan wi ñun suñu 19 points yi ñu amoon ba ma wax Ibrahima Sall un éminent intellectuel wax loolu mu ca wax li ñu ko mayoon mooy lii muy def maanaam dem ca askan wa waxtaan ak ñoom jox leen micro bi ñu téye wax seeni jafe-jafe ñu noté ko. loolu politique déguisée Pape. politique déguisée maanaam comprendre ma de. ah da nga ni discours boo xamante ne ni Bougane daf koy tenir. daanaka du fa wax waxi politique wala du ni je suis le meilleur kaay leen voté ma. mais mosu ko wax. du ko effectivement je suis d'accord man mii gisuma. donte ni il est le meilleur nag. moom mosu ko wax waaw man neexee nga affirmé ko donc ça moom on l'accord mais pour revenir un peu ci sama question donc gis nañ ni mosu koo wax gis nañ ni nee nga ci say kàddu aussi dafay wax ni nit ñi nañ ñëw épouser li nga xamante ne mooy mouvement gëm sa bopp parce que seen njariñ lii ak lii ak lii ak lii waxuma ba tey ni dafay wax ni ñëw leen épouser dama ni philosophie li waral waaw dama ni li waral nit ñi di épouser la philosophie du mouvement gëm sa bopp mooy discours ba ñu dégg la li ko waral mooy ñoom xooluñu rek ci discours bi waaye dañu xool ci parcours ki koy wax dëgg la gis nga discours balaa moo baax bu nit ki di wax ak yow da ngay xool parcours am dafa am un très grand journaliste bu benn politicien toog ci kanamam di wax mu déglu ko ba mu pare mu ne ko ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites dégg nga bu baax waaw ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites lu waral tey jii ñoom du ñu génn wala ku ci mobiliser génn xaalis ñun duñu ko def c'est parce que le discours ak parcours yi ki koy wax buñ ko gisee xam ni lii war na mën a nekk moo tax man la ñun dañuy choisir bañ a yem ci Sénégal sax laay lancer appel boobu bu ñu yem rek ci discours yi mais nañu xool le parcours parce que dafa am solo aussi d'accord c'est clair dama lay bàyyi nga wax li nga xamante ne moom moo di sa dernier mot comme ni nga politique déguisée bi doo ko nangu donte nag li muy def intérêt moo ci nekk parce que day dagan baatu askan wi donc. nan wax ma fenn rek foo xam ne intérêt mi ngi ci fenn. day dagan baatu askan wi. on est d'accord. est-ce que day toog ci bureau croiser les bras pour am ko. loolu intérêt la. intérêt la. jàppoon yi non jàppoon yi suñu intérêt la yow miy toog. ak man. tout à l'heure yaa ko wax yaa ni Thiès doxul. man waxuma ko de yaa ko wax. yow bi may laaj yaa ni Thiès doxul. lu tax doxul. parce que lu ñëpp seetlu la. parce que ñi ko yor bi ñu leen di jox. ñii ci Jakarta la ñu wàccee. ñi ko yor bi ñu leen di jox. fu ñuy dem dañ daan dox wala ñu may leen passe taxi. ñooñu tey ba ñu toogee ñooy dawal oto yi gën a rafet. ñooñu tey ba ñu toogee ñoo yor kër yu gën a rafet. ñooñu tey ba ñu toogee seen askan la ñu jox. bu réewu foofu. mais man kii ma lay wax di la ko tuddal. borom bi mosal na ko ba mi ngi mosle. waaw est-ce que dina doylu tamit Pape xam nga mosal na ko ba mi ngi mosle. loolu il faut ñu accéder ngeen accéder au pouvoir. autant pour moi pour ñu mën koo xam. waaw mais neex na rek mais cin bu naree neex bàyyi xeeñ aussi. waaw. lan la bax bi joxe. Donald Trump aussi comment quoi qu'on puisse dire. États-Unis d'Amérique jóge na fa de waaye ci wàllu koom lan la fa def. Donald Trump lan la dëkk du ay wax rek koy defar. dëkk li ñu soxla mooy kuy jëf. am Cheikh Fall dafa wax ni di leen wax muy jëf ñu dem ba ma xëy am ma xool ba xam yàlla dina fay wax bàyyi jëf. te sa leader mi ngi jëf. boobu waaw bu baax sax. boobu ba léegi ñi ñu dégg ñuy wax dañuy wax rek waaye amul kenn ku jëf nag. waaye moom nag wax dëgg fa yàlla dafa jëf jël ay ndaw ñuy liggéey di tabax école di équiper ay poste de santé yoo xam ne du waree xam di faj doomu aadama yi 2012 bi fi mbënd mi amee. ci ñetti fan mu dalee 500 millions dimbali leen saa waay kii raam di la bokk su amee te yóbbaale la. cin bu naree neex bu baxee xeeñ. ki gën ci nit ñi mooy ki leen di jariñ du samay wax de maanaam yàlla moo wax ci alxuraan nii. tabaaraka allazi biyadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir allazi xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. yàlla moo ni. li tax dund ak dee ma bind ko. mooy xool kan ci yéen moo gën a rafet jëf waxul xawlaa amalaa la wax. ki jëf ba raw la munoo wax ba dab ko
tey ñi fi nekk fii di wax yëpp li wax ji di bari yëpp 2012 ba Bougane di def jëf jooju kenn xamu leen woon. leer noonu leerul. bu baax jeex na. ayca kon jeex na ak lu ci mënti am rek cin bu waxee bu naree neex bu waxee dafay xëy. mais beneen bi aussi. fii laa koy bëralee tey. maa ngi ko soog wax sax. damay nekk candidat. ci commune Thiès Est. waaw. Pape Thioune candidat à la commune de Thiès Est. waaw leer na. nañ. waaw parce que maire boo xam ni biñ la fa tegee ba léegi case de santé mënoo koo defar. poste de santé mënoo koo defar. di teg passage piéton bu jógee Kangémi. dem ba nouveau lycée nga ni plus de 50 millions la. jógee ba daral ba. dem ba hôpital passage piéton laa de ngay defar. ak ñoom lu ñu ko mën a tuddee passage piéton la nga ni plus de 50 millions la. ça pose problème te loolu nag moom laay waxal le maire Pape Bassirou Diop xaalis boobu dinañ ko topp di nga ñu wax fan la jaar ak nu mu demee 200 millions yi pakaseen di dugal at mu ne 200 millions liquide at bu ne mu koy dugal ci mairie ba dinañu wax fan la jaar parce que askan wi gisuñu ko Cheikh Lo bi nekk son premier adjoint Cheikh Lo bokk ci partim bi mu bokk nee na mooy maire bi gën a niil ci maire yi fi nekk. du samay wax. ki ko wax réew mi la bokk ak moom parti. du leer na. waaw léegi nag maire yi boobu nag. mu nekk ñun en tant que jeune dañoo jug pour dagaan baaru askan wi ci loolu. très bien leer na. leer na nañu. sa candidature bi Pape Thioune duñu fa yam nag. ndax exclusivité nga ma jox. lan moo tax tey jii nga toog ba en ce moment précis. nga porté sa candidature Thiès Est nga dëkk man leeral sama question Thiès Est nga dëkk yàgg nga faa dëkk itam lan moo tax nga toog ba à cet instant précis nga bëgg porté sa candidature à la tête de Thiès Est. Wolof dafa am lu am solo lu muy lépp. Wolof dañuy wax dañu koo wax mu jooy ñu ne ko lu tax nga jooy mun dañ maa wax te jotugum. nee na ñu waxaat ko mu jooy lu tax nga jooy mun dañ maa wax te passé naa. fii ma ko waxee fii la ñoree. moo tax ma wax ko. da nga ko doon togg lu yàgg. waaw parce que xam nga ñun dafa am lu ñu gëm aussi. ñun ki nga xam ne mooy suñu mentor du président Bougane. doxalinam ñun dañ koy jël comme modèle comme référence. mooy ñun balaa ñuy taxaw di dagaan baatu askan dañuy dem ci seen koñ xam jafe-jafe yi fa nekk ba pare. te loolu nag dañ cee nekk te ñu gëm ni am nañu ay solution pour Thiès Est fii nga xam ni nekk na fa maire boo xam ne mooy bi gën a. mais booy wut maire bu incapable ci ñetti maire yi commune yëpp moom ngay jël teg ko ci kanam. daal cee teg kan. moom ngay jël teg ci kanam en tout cas moo ne ci kanam. moo nekk ci kanam. waaw moom moo ne ci kanam. loolu moom ñëpp xam nañu ko. parce que bu jógee ba nga xam ne sama premier adjoint moo jug di xeex pour mu jóge fu ñu bokk ñoom ñaar parti kon xam nga ni kon doxalul. waaye léegi ñun nag dañoo bëgg a doxal. waaw moo tax ñuy laaj. pourtant moom keroog jug na daal def li nga xamante ne moom mooy visite travaux chantier yi de mooy pavage bi nga doon wax noonu jëm ci Kangémi ba. mais loolu du pavage xam nga ñoom ñoo koy tuddee pavage moom laa lay wax nii. loolu du pavage loolu passage piéton la bu ñu nax askan wi. loolu mu wax ni 50 millions plus de 50 millions. kon ay lëre la rek. non loolu yow roxee. passage piéton bu jógee Kangémi dem ba nouveau lycée. jógee daral ba dem ba hôpital loolu 50 millions yenu na maanaam. sakkan na de. waaw yaa ni sakkan na de. waaw n'est-ce pas. et puis ñoom dinaa leen benn affaire nag gis nga boo ayee sa jëkkër bu ayee ci yow ñaari fan toggaloo ko lu neex waxoo ko wax ju neex bàyyi ba ñaareelu fan ba ci guddi nga naan ko suba ma toggal la li nga gën a bëgg. du safe. dina safe. du safe. waaw fekk ma nga war a dem ca ñaareel ba. n'est-ce pas waaw ñoom ñii di wax yëpp seen mandat jeex na bu yàgg di. jeex na bu yàgg effectivement waaw fi nga la ñuy mos rek. waaw loo fi deful woon ci sax ku def 2 mandats moom ñoom ñëpp moo ci def 2 mandats. defoo fi dara léegi nga ne da nga koy def askan wi da ngeen mën a nax. parce que élection mi ngi ñëw. waaw jeex na yaa ko waxal sa bopp. Pape foofu la ñuy tëjee di la jaajëfal bu baax a baax doon am mbégte bu baax a baax nag doon sekk ak yow waxtaan bi comme ni nga ko waxee li ñu boole dafa bëri lool macha allah may am mbégte bu baax a baax di la bàyyi rek xanaa bu fekkee am na dernier mot ginnaaw ba nee nga da ngay dagan fi nga xamante ne moom mooy Thiès Est xanaa sa waa koñ di nga am benn mot bu xamante ne di nga leen ko bàyyi. waaw di sant nag waa man Guy Sombel la dëkk. Guy Sombel maa leen di sant bu baax. nekk doomu koñ ba nag. xam nag koñ ba la nga xam ni moo fa manqué n'est-ce pas ñoom ñëpp di leen wax rek seen doom mooy laaj loo xam ni mënees nañu koo laaj war nañu koo laaj donc jàpp nañ ni ñoom ñëpp dinañ ñëw ñu ànd ci loolu beneen bi aussi di woo askanu Thiès ñoom ñëpp di leen wax mercredi 7 ñu ñëw teertu ki nga xam ni mooy le président Bougane Gueye Dany ñëw déglu ko
maanaam ñëw déglu ko ñun waxuñu comme ñi def yi ñëw toog civilisé déglu son discours borom parcours bu rafet boobu di wax le 7 dama bëgg ñëpp Thiessois yëpp ñëw toog place de France ñu déglu son discours moo wax ak askan wi wax itam jox ko parce que ñun dañu respecté askan wi. bu ñëwee ci ñoom dañ leen di laaj ñoom ñu wax tontu leen donc le 7 ñu ngi ci woo ñëpp. ñu ñëw incha allah rabbi fële ca place de France à partir de 15h incha allah. incha allah ayca mi ngi noonu ñun ñoo ko déggandoo ñu doon dalal ki nga xamante ne ni moom mooy Pape Thioune nekk porte parole mouvement bi la di gëm sa bopp à sa tête Bougane Gueye Dany di ko jaajëfal bu baax a baax itam jaajëfal leen yéen ñi nga xamante ni yéen mbokk internet yi nekkoon di ñu seetaan fii ci Thiès Info kon nag dig daje bi beneen yoon lay doon incha allah ak beneen daanaan.